ñun ñi nekk Assemblée nationale avant ñu nekk ensemble dañu nekk kilifa diine am fu ñu bokk. du ñu ñëw fii mukk di wax loo xamante ni dañuy dem Touba ñu naan wóor leen wax li ma ne la bu doontoon sëñ Mountakha Macky Sall ba léegi jóge na ci nguur gi c'est purement moom. ci nan. xam nga dafa am loo xamante ni. peuple bi mooy constitution peuple mooy réew. le peuple est souverain. le peuple est souverain. bu peuple soxlaa réewam du ñu xaar maanaam mandat président jeex. te jamono boobu noonu bu sëñ Mountakha waxutoon peuple bi arte leen duñu arte. dañuy nangu leen dénk. kon dafa nekk loo xamante ni dañuy wax en tant que koo xamante ni moom président de la république bi sëñ Mountakha di yónni si moom fekk ko fa. même Moustapha Niasse fekk ko fa te bi sëñ Mountakha di yónni si maa nga fa toog. ñaar yoon yi mu yónnee yëpp maa nga fa toog. bi ñuy def suñu dernière réunion ñun pour war a dem si manifestation bi samedi maa nga fa toog ba ministre yenn yi nga xamante ñoo bokk Macky Sall dañuy woo téléphone ngir bëgg ñu ñëw si ñun maa nga fa toog. déet waay. waaw bi député yenn yeeg ministre directeur di daw di wuti ay hôtel maa ngi fi toog. yow li nga wax li nga. dama ni la ministre Macky Sall bokk ministre yi ci ay ministre Macky Sall ak ay directeur woo nañu ngir que ni yëf yi jeex na. yëf yi jeex na mooy lan. mooy defal nguur gi day daanu. te ñooñ ci nguur gi lañ. mais dama ni la. barki Seex Ahmadou Bamba. loolu jeex na. ministre Macky Sall yi am nañu woote woon ak ay directeur yoo xamante ñëwoon nañ si ñun. mais ñoom pour ñoom nguur gi jeex na amul kenn ko fi nekkoon. koo xamante ni nekkoon nga si plateau wala nga défendre ñëpp dañoo dawoon dem seen kër. xanaa léegi la ñuy wax rek man bu ma doon Macky Sall ñoom ñëpp laay dax ndax seen intérêt bopp moo leen fi bàyyi ak li leen di fay mais du intérêt réew mi. loolu man xam naa si dara Macky Sall bi ma koy xam boobu ñuy xamuñu Macky Sall sama bureau papa la ma doon fekk Assemblée nationale sama papa 1998 la nekk député 99 2000 ba 2001 dafay ñëw di ma fekk foofu. Amida moo nekkoon secrétaire bi. fii nag lii suñu bu ñu nekk xaritu kii fa la sama papa nekkoon. Macky xam naa ko mais li ma lay xamal mooy nañu sant kilifa diine yi. ndax Macky Sall bu doontoon kilifa diine yi ñu ngi ci kaso bi kon du nekk président de la République ndax ba muy ñëw ci Alaaji Baara di woo sëriñ di woo président Ablaye Wade. président Macky Sall di jooy maa ngi toog. jooy waaw. mu koy tàpp naan ko góor du jooy. bu la neexee mën naa génn léegi bande bi. président Macky Sall di jooy. président Macky Sall boobu la ñëw si Alaaji Baara ni ko boo waxul si Ablaye Wade dana ma tëj di jooy Alaaji Baara naan ko góor du jooy du la tëj ci la yónnee maanaam automatiquement ma dikk ñaax mu dem ci Ablaye Wade ñu bàyyi ko. mais yooyu fa la ñu fekk xam nga dafa yoo xamante ay fee la yoo xamante du ma ko sosal kenn surtout nga sosal ko noonu nitu wàll yu xam nga kilifa diine dañ ko war a jox cëram réew mi yeneen réew mooy au moins am na ñoo xam ne bu ñu waxee nit ñi dañuy ñëpp bàyyi. man mii di wax ak yow nekk député Assemblée nationale nekk vice président commission de loi bokk gis-gis nekk membre comité directeur nekk secrétaire exécutif nekk secrétaire chargé de jury muy député ak conseil yëpp may seen kilifa bu mosañ moon taxaa woon te su ko dañoo bàyyi lu yëpp mu bàyyi ko kon du jaaxal kon dafa am loo xamante ne loolu la ñuy njëkk jiital mooy réew mi nañu xam ne ñun ñoo kon dafa la interpellé ci benn laaj ci lu leer dafa wax ne carrément li sëñ Mountakha li président Macky Sall toog ak sëñ Mountakha wax ko loolu yéen mënu leen ko xam. dama ni la sëriñ Mountakha li nga xamante ni moom la yónnee woon si ñun. muy ñaari délégation yi laa wax. après bi nga xamante ni mbir mi jeex na si la Macky Sall doog a dem sëñ Mountakha lam fa doon wuti xaw ma ko sëñ bi waxuma ko Macky waxuma ko. moom xamu ko. est-ce que maanaam concerné wala mbir mi wala na mais en tout cas la nga xamante ni moo nekkoon ka ñëwoon si ñun. mooy sëriñ bi nee na lii moo leen ko ñaan. bàyyi leen ko bàyyi nañ ko nee na dana dem si Macky Sall ñaan ak jàmm ndax loolu la fi nekk. ndax sëriñ bi da di sëriñ Touba yilif réew mi. ndax bu Sénégal amee jàmm sëriñ Touba moo tax ma am jàmm. kon jàpp naa ne moom du fi nekkal sëriñ Touba réew mi di tàkk si loxoom. ndax ay waajuram jaaroon na fi loolu amu fi ay magam jaar na fi loolu amu fi kon bu fi nekkee jàmm la war a woote. ànd ko kilifa yeneen yëpp. moo tax bi nga xam ne réew mi àgg na fenn fi ñu xam ni moom borom gis-gis la borom baatin la wàlliyu la. xam ni fan war a jëm xam na ko mu daal di yónnee ñëw si ñun ci salle bi wax ak ñun discrètement ñu doog a dem salle bu mag bi. maa nga fa toog. ok kon dafa am loo xamante ne il faut que ñu xam loolu. situation bi nga xamante ne moom laa si teg mooy am réew kenn du ko yoree ci doole bu fekkonte ni Macky Sall kese la lim sañ ni du ko sañ. kon dafa war a xam ni. bu tax Macky lañ wax ne dafay jaay doole te mais ñii ne nañ Ousmane Sonko moo ne. ndaw ñi génn leen. dama ni dafa war a xam ni. am réew kenn du ko yor si doole Abdoulaye du ko ëppoon doole foofu. Abdoulaye Wade mu ëppoon doole Macky Sall fuuf ëpp ko fit. te bi askan wi soxlaa. jël nañu réewam.
gis nga bu fiy nekk naan fañ mel ni mbirum làmb ñun fii la koy xaar 2024. maa ngi dégg mu naan maanaam li fi amoon du fi am. ba 2024 mu posé candidat sama bakka laay njëkk a teg bakkanu doomu aadama yi doo wàcc. ndax loolu du ko fi seetaan ndax du ñu ko war suñu constitution 2016. ni ko kenn ku nekk ñaari mën naa nga am sañ-sañu def ko fi. bu ko fi defee na dem organiser élection keneen ñëw. man nag mënuma concevoir réew moo xam ni da ngay seet chaque jour ko lu la neex. mi ngi nii président mi ngi nii bi mu nekkee ensemble ba léegi man ak moom ñu nekk fa. mos a contre day wote rek. déet waay. loi bu ñu wote ko. est-ce que loolu jaaru na. dina ci tontu moom. léegi lu mel noonu. moo lay wan ne la réew waruñu koo yore ci par loo. man am na au moins ay loi yoo xam ne bu ñëwee damay koy wote ni waaw baax na. mais damay am loi yoo xam ne bu ñëwee demuñu baaxul. te teewul bu ma nee baaxul ñoom ñu saaga ma. te fekk na xaw naa silvissé ndax xam nga bokkul la ñeneen ñi nga xamante ni comme moom xëy na dafa ñëw allié ak Macky xam naa ne bokkul APR si li ma jàpp ni moom du fa nekk di xas ak yooyu wax li mu war a wax mais ba tey des na ndax li tax mooy bu la demee ba dénk la nga nekk vice président groupe Benno Bokk Yaakaar groupe Benno Bokk Yaakaar laaw nga gis Assemblée nationale ni muy doxee dana si agsi yow boo dee jigéen war nga honoré def loo xam ne c'est la première fois mooy arrête ñii ensemble dox war nañ ko sens wala war nañ ko xool waaye bu ko defee ñu dàq ko moo lay wane ne li muy dox muy ensemble muy nguur gi muy leneen lenn loo xamante ni mi ngi si dox ci li mu war a dox ak di jaaru amul kon jàpp naa ne rek liñ wax ñoom nii société civile bi ma leen di delloowaat gis nga société civile am na Sénégal mais ñoom ñoo tàmm képp koo xam ne waxul lu la neex boo dee kilifa diine ñu saaga la. dañ lay saaga non maanaam boo dee kilifa diine. dañ lay saaga. moom loolu moom yàllaa ko def si ñoom maanaam ñoom ñàkk respecté kilifa diine si ñoom la dañuy gis nga dañuy saaga kilifa diine ba fal leen. mais kan nga fi gis mu saaga Souleymane Sy Diop dawul saaga kilifa diine ñu fal ko indi ko fi si réew mi. ñeneen fii saaga fi ay kilifa diine yoo xamante ni maanaam suñu kanam ñu xëy yokk seen ndomba tànk Macky Sall def loolu mooy wan que ne respecté wu kilifa diine yi. am réew nag bu fekkee dañ la koo jox. nga yore ko te na nga ko yoroon neexul lu dul maanaam nga ko yore ngir sa teeyu bakkan ak sa njaboot. su boobaa li la fay jëlee moom yàggatul incha allah. ok jërëjëf Adji dégg nga li mu wax. honorable waaw benn point bi ma war a njëkk bi ma njëkk bëgg a intervenir. dafa am lu sama honorable collègue wax léegi Bara Dolly Serigne Abdou. mu jëm ci témoignage bu mu fekkee nee na jëmale ko ci président de la république. ndax bu ne président de la république da doon jooy. damay fàttali ne rek président de la république du yàlla. de la république nit la. nit boo xam ne deret ak yàpp moo ne ci yaramam. comme nit ñëpp. nit jàpp naa ne nit mën na ko àddina mën na jooy. nit bu ñu la persécuté bousculé la. di la teg ci yow injustice. ndax ñëpp xam nañ ci président de la république jaar Macky Sall. ñu toroxal ko ci parti politique am. ñu sonal ko lool. ñu bëgg ko dàq bu ñaaw humilier ko biir assemblée nationale. kooku jàpp naa ne xam nga Senghor. la raison est hélène l'émotion est. nit bu baax am xol ñu tooñ la. yaakaar naa ne bu la neexee jooy parce que nit rek la. moom sëñ Abdou mii Màkke doo wax ne musta jooy day jooy. te du ma weddi. man damay jooy. Maas da ngay jooy. sama sœur day jooy monsieur le ministre day jooy. waaw jooy ci contexte boobu nag. waaw donc nag bu ñu la persécuté. sonal la nga am foo yegg sa xol am fu mu sës. mais bu la neexee jooy. je vois gisuma ci vraiment loo xam ne lu extraordinaire. ok d'accord donc loolu ma bëggoon ci ñëw. war na tamit que ne assemblée la ñu voté ko waaw daañu ko voté xam nga lu tax. parce que ki nga xam ne mooy chef de projet de loi boo dugg ci assemblée nationale moom askan teg ko fi du mës a indi loi boo xam ne du njëriñu askanu Sénégal bala muy proposition de loi bu jógee ci député. ñu xamee député bi askan bee ko fi teg du indi loo xam ne du méngoog bëgg-bëgg askan wi tey président Macky Sall bu ñëwoon indi fa loi boo xam ne. mais da nga wax léegi président nit la day jooy. waaw bi président nit la day juum. waaw moo tax ma ne la est-ce que loi bu mu indi assemblée nationale xam nga kii juum du sujet bi mais. xam nga waruñ ko xool xam nga projet de loi. parce que dégg nañ fi député bu taxaw ne ñun député Macky Sall la bu loi. waaw du ma xool bu ñëwee damay voté. xam nga projet de loi.
du loo xam ne dafay tëm nii rek indi ko assemblée nationale. donc dañ koy liggéey. ñu saytu leen. dañ koy saytu bu baax. muy technicien ministère beeg ñoo ñëpp dañ koy saytu bu baax a baax. ba mu nekk projet. ba ñu indi ko assemblée nationale. te bañ fa nekkee ba tey. du benn loi boo xam ne moom sama honorable collègue député mën a wax na ma loi bi baaxul ci askanu Sénégal xam nga tey da ngay gis lu gën a bëri ñuy wax ci yenn loi yi mais gis nga ñu ngi voté loi yu am solo yoo xam ne assemblée nationale. doo gis benn député nag bu opposition bu jóg. porté ko fësal ko ñun def nañ fi loi boo xam ne consommateur yi la maa ngi ñëw dama ci loi boo xam ne dañu bëgg li ñu tax a jóg ci sujet bi ñu yaa beaucoup de loi yoo xam ne ñu ngi koy voté. mu jëm ci association consommateurs yi jëm ci artistes yi jëm ci retraités yi jëm ci jigéen ñi mais doo gis député opposition bi porté ko wax ko ci kaw da njëriñu askan la. donc président Macky Sall bu fa indi woon loi boo xam ne dëppoo wut ak njëriñu askan. ñun duñu ko voté. mais dafa xam ne nag askan yoo ko fal. muy dox ci bëgg-bëggu askan wi di dox ci mbëbëtu askan wi. di dox ci li nga xam ne mooy yóbbu Sénégal ca kanam. kon kooku lu mu indi assemblée nationale. ñu gis ne vraiment njëriñu askan daañu ko voté. donc bu loolu weesoo tamit ma ñëw tuuti également sama sœur Maïmouna j'ai beaucoup de respect, d'estime, considération pour elle parce que c'est la deuxième fois ñu bokk plateau. ñu bokk plateau boo xam ne c'est là ko ñëpp ko gis avec beaucoup de corrections retenues et tout donc ba mu fa jógee ñu échanger ay numéros donc vraiment je la porte dans mon cœur. donc ben moo invité émission effectivement j'ai dit que Maïmouna man xamee sa histoire. elle est très correcte c'est ce que j'ai dit. benn télé loolu laa wax que nag effectivement mooy jour bi ñu ko jàppee. ñu ne ma ne la ma dégg ñu ne moom la wax moom ba ñu jàpp ko. que dëkk bi day tàkk kon bu ñu ko jàppee wax nañu ko jàpp. je l'ai dit. mais avant may wax loolu li ma témoigné si moom mooy dama xam ca moom. ndax nee naa xameewu ma ko sax ay xëy et j'ai même dit bu ko waxee peut-être c'est parce qu'elle est énervée. ça je l'ai dit donc Maïmouna donc c'était pas pour vous attaquer non donc c'est comme ça que ça s'est passé maintenant wax na fi affaire troisième mandat du ma ci dugg man comme toujours je l'ai dit. je suis légaliste. non troisième mandat moom xam nañu. waaw non c'est-à-dire que on est dans un pays non on est dans un pays boo xam ne xam nga. Mass bokk yaakaar kenn du ci ñeme wax. Mass xam nga fàtte xaju fi. xam nga man je suis légaliste. ok gis nga 2012 bi président Abdoulaye Wade. bëggee def troisième candidature. pour bañ. ok ñun ñii dañ ko wax xeex ci M23. mais dafa jóg dafa dañ ko jël yóbbu ko ci conseil constitutionnel. bi avis favorable bi génnee. que ñu ne Abdoulaye Wade le président Abdoulaye Wade mooy def troisième mandat. c'est ce que le candidat Macky Sall nous a dit. je parle même pas du président il n'était pas encore président il était candidat. il nous a dit le droit vient d'être dit. le président Abdoulaye Wade a droit kon à un troisième mandat. nañ dem sur le terrain. d'accord et c'est comme ça que ça s'est passé kon donc ay guerre ak ay xuloo ak ay xeex ak amut njëriñ. c'est le peuple qui élit le président de la République.